Bonjour à toutes et à tous. Bonjour amis fidèles téléspectateurs de Xeweul TV. nuyu leen bu baax a baax di leen bëggeewaat encore ci seen compagnie ci suñu ay programme waaye di bëggee ñi nga xamante ni ñoom ñooy use la plateforme digitale lu ci mel ne suñu page YouTube Xeweul TV l'officiel ainsi que suñu page Facebook ñu ngi leen di bëggee yéen ñëpp Xeweul matinal la encore ñëwaat dellu si waat tey ak thème bu am doole un thème porté sur la solidarité xam ngeen nag liñ ci mën a waxtaan yaatu na bari na macha allah. waaye du ma sori ci thème bi dama leen di jox rek programme du jour bi dinañ am info yi ak Thierno Ababacar Anne waaye itam dinañ am ay rubrique yu am solo lu ci mel ni que divertissement bi naa tey nag gars yi ngeen yeewu ci suba fii ndax am naa fii sama rakk joo xamante ni moom dafa pare rek pour dal seen kaw ku ci mel ni DJ Prince waaw noonu lañ koy woowee xale bi nga xamante ni yéen moo mujjee juddu di lëmbe nag waaw sama rakk jooju moo wóolul sama bopp. am nag rubrique ma société Khadija sama mignon boobu noonu moom mi dugg ci société bi di ñu luxatil li nekk ci coin yi ak recoin yi dinañ ko am aussi rubrique tali bi ak Babacar Keita. am li nga xamante ni aussi mooy rubrique bu mode et beauté di ci am Jacques waaw suñu sambal Xeweul TV bi ngi doodu dinañ am aussi li nga xamante ni moom mooy sensibilisation bi nga xam ne moo war a tëj plateau bi ak Pambay mi ngi noonu mais je serai toujours en compagnie ci plateau bi ak xale yu baax yi xale yu dégg yi xale yi nga xam ne man dama leen a wóolu man wax dëgg yàlla ku ci mel ni surtout Grital Baye Ali Diabaté. di la ziar macha allah. mi ngi joxe maa ngi ziar. dama naan la bu xal sa tasse café ba pare wax nga lu café gi di joxe. madame Diakhaté café gi de dëgg fa yàlla. waaw si na lool. léegi nag expert nga en café. dama ci mel moo tax am ma yaram. macha allah. yaakaar naa ne fi mu ñëwee ni baax na de ah. daa bëgg nag nga décortiquer ma café bi. résidence la jox macha allah ñoom nga xamante ni lépp lu baax ñoom la. lépp lu neex ñoom la. café gi ñuy indil dañ koy jëlee ba Brésil wala ñu jëlee ko ba Turquie. dégg nga loolu. fii rek la xewee. man kay waxoon nañ ma ko expert nga en café. non dama ci mel dafa grave surtout expresso bi moom lañ lay jox ci suba si nga am ko boo ko naanee yeewu te dootoo xamati looy def macha allah fu mu ne nii dama sama sens yëpp. kon daal affaire bi résidence la. ah est-ce que duñ fi jël chambre si jëlaale noonu ci une semaine. loolu moom du ma ci sori am aussi sama xarit sama sister madame Ngom. jéeg bu dégg bi jéeg bu toog place bi lan déggee laa di yoon nuyu naa la. waaw Marie chérie Boudou fay naa la lu baree bari di la fay tamit ci fay yi nga xamante ne mooy fay yi ànd ak respect fay yu neex yi di la ko jox tamit ci biir semaine bi di ko jox aussi sama càmmiñ Ali Diabaté surtout Grital boobu donc nuyu naa leen yéen ñëpp di am mbégte saa su nekk di toog ak yéen. waaw comme Ali décortiquer na café gi ndax moom expert la en café. yow ne dégg naa monsieur Ngom moom da ngay pressé li orange bi dégg naa yaa koy pressé sa bopp kon dama naa la jëlal tasse jus d'orange bi rek décortiquer ma soo paree jus bi. Ali. macha allah nga dawal ba ci kanam. lu jus bi di joxe. ma xool xam naa ne daal dañ ko cocktail ci biir bëri na daal ay bagages lépp rek fii ci résidence lay xewee. waaw yow Ali Diabaté est-ce que la déggee tamit neexu la ci jéeg. ci jéeg bi nga. fii man gisuma keneen ku dul moom instant ci plateau. déedéet kay. dama ngi beral loxo ah. Ali laa li yoon wax naa la moom dafa pare de. macha allah moom dafa pare te dafa osé. ci Xeweul dafa mën a paase nag. non mais nit ki dugg ci gàddam. lépp ci Xeweul TV. mais Aïcha mi ngi noonu sans plus tarder dañuy daw jëlee li nga xamante ne mooy suñu info du jour ànd ci ak Thierno Ababacar Anne. salaamaaleykum. maaleykum salaam. yaa booy maa ngi nuyu bu baax a baax. les grands artistes maa ngi nuyu. la dégg fay naa la. ay jaar ah waa gis nga. bi may jox info yu wér te wóor. ah noonu la yàlla baax na yàlla Thierno baax Ababacar Anne nga tënkal ñu rek ñaari points yi gën a fës. bon maa ngi nuyu bu baax a baax nuyu sama frère Ali ak ki nga xamante ni mooy la dégg comme ni ñu koy defee saa su nekk rek tey moom li gën a xew maanaam tey li gën a fës mooy parti réew mi. réew mi nag bu ñu moytuwul xam naa léegi mu nekk ruq bi ndax parti bi daal gis nañu que boobu ba léegi nit ñaa ngi rocceeku ba démb kii di Déthié Fall dafa mujjee démissionné parti réew mi ndax fàttewu leen ni que bi Idrissa Seck demee ci Macky Sall amoon na benn sortie bu mu defoon ci assemblée nationale ba mu ne boo xoolee Macky Sall moom lépp tamit yëpp dem naa la yem
loolu waraloon gars yi woo parti bi daal di koy wàccee malgré il était le numéro 2 boobu ba léegi nag ñu ngi doon toog di xaar est-ce que moo kilifam di Idriss Seck maanaam déggoo na ci amaat mais finalement daal gis nañu que ñoom ñaar séparé wu nañu bi mu dajee maanaam moo waa opposition bi ko ci mel ñoom Ousmane Sonko ndax Sonko moom temps yi mu ngi bomb ñoom Sonko ñoom Khalifa Sall ànd ak moom njémb ko ci la def benn déclaration daal ne léegi génn na parti réew mi daal di créer parti bu bees waaw tuddee ko maanaam parti républicain pour le progrès maanaam diisoo ak askan bi xam nga Sénégal moom politiciens yi ku ñëw rek ak fa ngay jaar kon daal jàpp nga daal jamono daal réew mi daal léegi mu doon ruq bi tooñu ma nag mais information boobu daal nit ñee ko wax ci biir dëkk bi bon beneen mbir mooy fan yi gis nañ itam ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ak le président Macky Sall rawatina rakkam def na benn sortie bu am solo ndax nee na keroog bi réew mi di tàkk gisuñu kenn waaye jamono bi daal ñoo ngi leen di commencé di leen tamponiser kon moom Alioune Sall nee na nag bu sañoon nag ñu gën a xam bu baax a baax kanee Macky Sall te itam ñu jàppale ko ci liggéeyam waaw balaa yéex beneen mbir bi ñu koy tëjee itam mooy gis ngeen ni que yéen a ngi wax maanaam wàllum solidarité jamono bii nii jeunesse bi amuñu li nga xamante ni maanaam mooy emploi waaye gis nañu ko fan yi mbaam yi tamit def na buzz fan yi waaw mbaam yi def na buzz mais ñu def ci rek maanaam benn recadrement mbaam bi du état bi moo ko créé waaye dafa am benn waay boo xamante ni dafa jug ngir bëgg a jàppale jeunesse bi moom moo tax nag mu créé woon mbaam ndax nit ku nekk itam nag ak sa loolu toll quoi waaye mbaam yi nag du état bee ko financé waaye benn ONG bu ndaw rek benn waaye boo xam te ni dafa bëggoon jàpp ci emploi rek loolu la war a doon daal mu génnee mbaam yi xam naa nag man su ma ci amoon jël ndax jamono bi moom comme liggéey amul waaw xëy amul waaw loolu daal moo ci gënoon ko xanaa itam di féliciter le groupe Xéwal TV ci taxawaay bi nga xam te ni def nañ ko ci gàmmu Oustaz Iran Ndaw bi di leen ñaanal bu baax a baax entourage Thiès waaye kontaan nañu bu baax waaw mën nañu bu baax waaw kenn di ko jaajëfal moom ci nga xam ne moom moo ñu doon baaxee lu jógee ko ci yéene kaay yi ci bésub tey kon ma bàyyi leen de incha allah waaye seen ndékki li riis na trop nag loolu riis na kon baax na merci beaucoup très rapidement rek ñu enchaîner ak rubrique bu divertissement ndax nee naa leen damaa bëgg téléspectateurs yëpp nag daal di yeewu rek ni ñu jàpp ay bët seetaan ñu déglu ñu teewlu ñu jukkee ci nag lu am solo ci suñu plateau xewal matinal bi nga xamante ne nee naa leen du ma ko yombal benn yoon ndax mi ci ànd ak ay xale yu dégg-dégg kon bu dee mi ngi baax foofu rek di jë presse nga daal di egsi rek waaw xale MF bi tey sama rakk ak a dégg. maaleykum salaam. maaleykum salaam. delloo ziar bu wér sax. naka moom mi ñu joxe. waaw ziar. Prince loo ñu indil tey ci divertissement. bon tout d'abord dama naan leen salaamaaleykum. maaleykum Tata salaam maa ngi lay ziar bu baax a baax. delloo ziar sama mari bopp nii. yéen Ali Diabaté ci man. bon di nuyu ñi nga xamante ni aussi mooy waa Xéwal TV nee naa la chaîne de l'innovation nee naa la bu ñu ñëwee. ñu ngi def innovation bu baax nee naa leen comme du moroom mu ne Angleterre pomme de terre teere leen boole waaye bokk na fa ñu jógee juste pour sensibiliser les jeunes dañoo wax ci cadre solidarité bu nee solidarité aussi foo jaar ku nekk yëg ci sa bopp waaye dem artiste ku nekk way nga solidarité waaye damay dem ba ci ki nga xamante ni mooy mag ci artistes yi tey ji bu mu doon wax muy kan yu comment dire sax Youssou Ndour waaw Youssou ma jigéen Ndour nee naa la mu wax solidarité lu rafet waaw way ci way am solo. ok xam nga lu ma neex. mooy li ma leen di wax rek ama nee naa leen di jël prince l'animateur de la nouvelle génération là où je passe je laisse des traces. waaw mi ngi noonu kenn ñemewu ko. c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. tout le plaisir est pour nous nag. comme ni ma koy waxee rek. dans la vie moom il faut être solidaire pour être un grand homme. comme j'ai l'habitude de le dire aussi. ni ñuy def daal yàlla yegg mu kanam. amiin 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 yàlla ñaan gi dajeeg amiin suñu borom ak ci di prince la doon doon ci rubrique divertissement di ko jaajëfal bu baax a baax gis nañ ni ñuy yëngalee ci plateau bi. ci man li ma gis ci moom sax li ma gis ci moom li ñu naan qualité moo ma gënal quantité def na fi yëfi qualité am wàcc na. waaw gis nga. dafa break li muy def rek daal di dem yoonam. waaw par rapport ak première émission deuxième émission troisième émission. lu ci nekk dañuy dolli ñun dañuy dolli rek. dañuy innover di jëm ci kanam. ku xewul ci suñuy plateau xam na ni dafay amoon ak amoon dañuy gën a lu tax nit ñi war ñoo seetaan. ndax damay ragal ni bu ñëwee ba ci kanam dañuy wut ay référence ñoom du ñu doon suñu référence mais ñun ñooy doon seen référence. plateau yi rafetee nii jeunes yi innové yi nii. macha allah man koy mel ni ni nga koy waxee day tànk bi xam naa ko. Xéwal TV mooy bomb wala. ayca du ñu ko yàggal dara dañuy daal di xuus ci li nga xamante ni moom mooy suñu thème du jour Ali Diabaté ñu war a waxtaanee li nga xam ne moom mooy solidarité. Ali Diabaté d'abord
solidarité mooy lan. bon tout d'abord comme je suis solidaire te dama am sama famille bi ku ci manqué ku ci wàññeeku muy sama maam Grital Baye. je vais être solidaire boo leen gisee ni ma daan dikkee ak tey li ma dikkee sax bokkul tey dama xaw a dikk yaram bi xaw a mel ne lu fasu. parce que mbokk dafa rëy alalu yàlla la. te mbokk boo nee famille da nga naan solidarité. lépp dañ koy doxee ci conviction ci amour ak lépp. solidarité nag moom dafa fës dafa rëy. ànd bu ñu solidaire en tant que famille bu ñu dem waaw parce que li ci ne ay charité moo ngi ci partage moo ngi ci développement mutuel moo ngi ci kon solidarité dafa rëy te lépp loo xamante ni dafa am rek ci genre association wala genre mouvement wala lépp ci solidarité larul rek du dem ci kaw ñu ànd ak moom dem wala li ñuy dal bu fekkee daf ñoo metti sax solidarité mooy njëkkalal loolu ci det ci dese ci mbégte ak lépp te ñun Sénégal yàlla daf ñoo baaxee loolu ñun mag ñi dañoo liggéeyal loo xamante ni donte bu nit bu amee daraja sax wala mu am maqaama day dawal solidarité dawal yërmande dawal kéemtaan boo xamante ni même bu dee da koy wàccee ci mbaram kiraan bi nga xamante ni yàlla moo koy def ci ñun day fës Sénégal moo baaxee noonu ci solidarité damay def lu dul di sànni sama mbokk bi bàyyee ni mu dóor ci mais dama bëgg nga xuus la déggee ñëwagul la déggee day xaar damaa bëgg yow nga ñëw ci les formes de solidarité tey soo ma naan solidarité dafa am ay façon dafa am ay xeet tey dana naa ma ñi forme la parce que l'autre jour maa ngi koy wax ni tey nit dina bëgg a dimbali nit wala tey nit dina bëgg a jëriñu ci benn affaire te doo xam yoon bi muy jaar dëgg la kon dimbal sax di nga ko bëgg a jox nit te doo xam fooy jaar moo tax mu bëgg nga jukkil ma lu yaatu ci les formes de solidarité. xam nga dafa am ñaari nit ñi dañ naan solidarité dafa bëri mais ñaari forme solidarité am na solidarité globale ak solidarité ciblée. solidarité globale mooy ñi nga xam ne ñun ñooy xool ni fii la mbir mi toll. ñu booloo doon benn def ko ba mun cee génn ak solidarité ciblée bi nga xamante ni état daanaka moo koy def. muy jékki-jékki comme genre mbas mi fi jàll. ne carrément man gis naa ni sama dëkk dañoo toll ci situation. xaaral dañoo jël dara boole leen ko. loolu daf ko ciblé. am na aussi solidarité bi nga xamante ni bon dama naan. ñu ngi ko sa baaraam Aliou Diabaté yii rek laa doon xaar ci yow nga baaxe ma li nga xamante ni moom mooy les formes de solidarité man nee naa leen sama équipe da ngeen dégg danga may xaar foofu ma ñëw nga développé ci forme de solidarité yooyu lan da ngeen ndax jàpp nga ni tey solidarité. Obligation la ci nit wala tey lu facultatif la c'est-à-dire loo xamante ni choix nit lay doon rek duñ la ko imposer wala jàpp nga ni wareefu nit la. Mariche kontaan naa bu baax ci question bi. donc man solidarité man ni ma ko gisee di ko jàngat pour man comme ni nga ko waxee rek nekkul loo xamante ne lu force la. mais am na côté boo xamante ne dafay xaw a laal rek ci éducation nit ki ak fi nga gindeekoo ndax tey mun nga gis ci ñi la meññ di def loo xamante ne luy continuer la wala luy baax la ba yow tey bis boo màggee ci famille boobu li ñu naan l'histoire retiendra yow foofu ngay tegaat sa tànk donc man dama ko basé wu rek ci question ci base ba pour man éducation wala sociale loolu base doomu aadama la nekkul force nekkul tamit du force question rek la loo xamante ne lii nga bëgg a viser lii laa gëm lii war naa ko mën a def te dinaa ko def nga ciy gis am na ci doomu aadama yoo xamante ne tey ci aadama awa rek ngeen xamante mais dinañ la defal loo xamante ne sax ki nga bokkal du la ko defal nga gis aussi koo xamante ne ana man la ana yow mais ki nga bokkal dina la defal loo xamante ne di nga yaakaar est-ce que lii bokk rek la parce que yàlla moo bind te yamalewul boo xoolee nu ñuy toogee suñu jotaay yi da nga koy xool sax ci suñu verre yi yii dafa def nii yii def nii kon donc waaw doomu aadama aussi noonu la mel tey man maa am lii bu ma neexee ma partagé ko man maa am lii bu ma neexee ma dëxëñ ko toog kenn mënul ma dara loolu am na fi te dañ koy dund tamit te du force mais nag parfois nga gis gaa yoo xamante ne
dañuy def lu baax ba xëy sàngoo suuf di ko defal ay doomu aadama di ko defal ay néew di doole ba ci hôpital yi parfois da ngay dugg hôpital nga gis koo xamante ne day subilee di taxawaalu di xool nga yaakaar kii dafa am lu muy seet malade fekk amul dara da ngay jekki-jekki mu dab la ni la lan mooy sa problème nga ànd ak moom mu jëndal la kooku dafa def ngir yàlla te gis nga loolu mu def suñu borom dina ko fay ëllëg ay payoodu yoo xamante ne ba ca sëtam waaw mi ngi noonu ay ca loolu am na solo Ali Diabaté nga ñëw ci li nga doon wax rek par rapport ak forme de solidarité yi gis nga forme de solidarité yi kii am na lu mu ci laal léegi sax solidarité globale bi comme ni ñu koy waxee rek comme ni ñu doon nekk ci société boo xamante ni mooy télé bi macha allah ñoom boo fay xool da nga leen di njëkk a digal solidarité mooy lan booloo doon benn bu ñu amee nakar bu ñu amee tiis wala bu fekkee ne nit dafa xew la sax ñu ñëw dël dara ne moom lañ ko jóg leen wala waa jàppalante quoi loolu mooy solidarité globale ci foofu noonu anam googu nag da ngay gis association yu bëri humaniste yu bëri dañ koy def ay ONG sax dañ koy def solidarité boobu noonu mais aussi tamit beneen aspect bi mooy solidarité ciblée bi kooku daanaka comme ni kii ni mu ko waxee ni kooku day ciblé ay nit am na ñoo xam ne voilà non c'est normal c'est normal am na ñoo xam te ni dañuy am alal ju bëri mais duñu xam luñ ci def léegi genre solidarité boobu noonu dañ ci wut yiwu yàlla yiw am na ñoo xam te ni seen dund day lëndëm duñu am contentement duñu am diw wala ñuy toog ci rajo bi wala ci télé di déglu diw feebar na wala dara bu woo journaliste bi ne ko jox ma numéro am Wally Seck keroog gis nañ ko mu def ko fi loolu solidarité la. toog waaye léeg-léeg nit def ndimbal fu mu safeewul de. ngis tal lay doon. waaye Marie kooku bosam jël nañ ko rek dajale ko ba mu bëri rek ñu ful ko rek def ko ci poubelle. ki nga xamante ne defoo ngir yàlla. mais li nga def mi ngi mel ne rek nga julli. nga taxaw jël sa temps yëpp julli am na yenn façon julli yoo xam ne suñu borom boo paree daf la koy delloo. jeex na tax loolu paase sa buntu kër. malaaka day jël yóbbu mais du paase sa buntu kër. mi ngi noonu rek waaw ko waxee noonu rek gis nga man. bu comme bu Wally Seck bi sax laay wax beneen dafa toog ba 3h du matin di xool ci téléphone am noonu rek jékki-jékki xool mu ne gars yi dañ ko jox numéro téléphone ndaw si wala waa këram ba mu wootee anonymat la demee paa bi ne ko mu woote ne paa bi diw laa soxla woon dama dégg ne dafa feebar somme bi ñaata la def ma papier yooyu yëpp paa bi nee na moom ba ci ëllëg sax lay soog a xam ne Wally Seck la Wally di jéggulu ne ko bugguma woon du gis noonu mu demee noonu parce que dama bëggoon def te yàlla tax loolu mooy solidarité ciblée tamit nit ñi dañ koy soxla gis nga solidarité dañ naan foo gis ku soxla ndimbal yàlla dina la boole koo koy jox par force la koy jox c'est normal mais nag il faut que nit ñi di ci bàyyi xel société mënut a dem sans la solidarité te li mu ëmb moo bëri dama koy wax sànq ma ne la charité moo ci la bokk yaa l'humanisme aussi tamit ci la bokk nit da ngay nite da ngay xam da ngay xool ni su fekkoon ne man la est-ce que nit ñi dinañ ma ko defal noonu ngay xoolee sa bopp sa jour mu ci lekk mu ci dund mu ci lépp daal surtout santé dafa manqué nit ñi il faut que nit ñi solidaire envers eux envers les autres et envers la communauté aussi. loolu daan ci ñëw après ci aspect sanitaire boobu ngay wax ci solidarité mais dañuy daal di dem rek jëli beneen rubrique muy rubrique bu Khadija ma société bu baaxee rek donc mu daal di ñëw daal ci plateau bi baaxee bi nga xamante ne moom la jëlee ci société fi tey. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waa plateau xewal matinal. Khadija. nuyu ak ziar. delloo ziar bu wér. taalibe sëñ Babou. radiyallahu taala anhu. waaye ngeen di seen toogaay bu ngi tubaabe. yaa gis li nga doon ci plateau bi. macha allah plateau baa ngi brillé la dëgg gisoo loolu. man rouge am daf maa daaneel ma gis doore bi ci suuf. waaye yéen a yaay sama yaay te ci yéen lay rey. Sista Marie bàyyi ñu nekk yaay yi topp ci ginnaaw doom rek. moo frère Ali Diabaté. kontaan naa ci yéen. ñoo ngi gën a kontaan. asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi nga xamante ni yéen a safoo di seetaan Xeweul TV la chaîne de l'innovation. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay tey nag Khadija daf leen indil comme rubrique ma société dañ leen Jakarta man parce que dañu gis que ni Jakarta yi ci tali bi dañu am ay difficultés yu métti yi nga xamante ni ñu ngi koy dund comme premier exemple li nga xamante ni mën naa ko joxe mooy aide de Covid 19 bi. parce que bu Covid 19 bi commencé dañ leen a digoon ni dañ leen di envoyé xaalis depuis loolu nag ñuy kaas ni ñoom gisaguñu seen xaalis nee neen bu nekkee nag mbiru politique la dañuy wax ne mbiru politique la bu nekkee xaalis bi yónnee nañ leen ko ki nga xamante ni moo jot xaalis bi ki nga tey dimanche na leen ko jox
deuxième point bi nga xamante ni mën naa koo souligner mu am solo lool mooy seen diggante ak homme de tenue yi takk der yi ndax takk der yi sonal nañ leen lool ci tali bi amuñu jàmm amuñu salaam ñoom nee nañ bépp papier bi nga xamante ni takk der yi dañ leen koy laaj ñoom dañu koy joxe mais teewul ni takk der yi dañ leen di jàpp dañ leen a sonal mu ngi noonu troisième point bi nga xamante ni aussi mën naa ko souligner muy vol bi nga xamante ne Jakarta maa ñu ngi koy def des fois nga këf saaku jàmbur wala nga këf téléphone jàmbur ñenn ci beneen Jakarta yi di ko métti lu di ko ñaawlu lool ndax nee na fépp foo gis ñuy liggéey am na ñenn ñi nga xamante ne dafa nekk di ras déem mu ngi noonu aussi tamit accident yi nee na des fois di nga gis borom Jakarta def soog bëgg kenn daal di daw nee na loolu dañu bëgg askan bi yëpp bàyyi xel ka ni bu loolu amee nekku ni dañu daw mais dañu ragal pour ñoom bu ñu taxawee dañ ci am ay problème wala dañu ay dóor lañ ciy daw merci beaucoup loolu lañ ci daw waaye aussi vitesse bi aussi tamit ñenn ñi ñu ngi koy kaas nee na yenn borom Jakarta maa ni nañu maytu vitesse yi ndax nee na vitesse yi yenn benn mag nangootu tëjee Jakarta ndax loolu noonu fi may tëjee nag ak Jakarta maa ni mooy solidarité ñoom dañuy def solidarité dama interrogé sama benn grand frère mu ni ma Khadija ma ni ko wi mu ni ma ñun dañuy def aide tey jii exemple bu Aly Diabaté nekkee ci arrêt Jakarta bi Moodu nekk ci arrêt Jakarta bi Moodu amatoo Jakarta dañuy def cotisation def tout ba Moodu am Jakarta comme ñun ni ñu ko amee tey nag Khadija loolu la leen indi comme règlement société c'est important mais ci côté papier administratif yooyu ñu leen di laaj ñoom Jakarta yi est-ce que si seen biir am nañu koo xamante ni ñoom moom la ñuy délégué mu dox lépp loo xamante ni parce que comme le font les chauffeurs ñoom am nañ koo xamante ni moom mooy yor seen kàddu depuis lépp lu jëm ci ay mbiru papier administratif rek ci wàllum yoon ak par rapport ak état aussi ay règle ak charte am na koo xam ne mooy dox loolu ba ñoom peut-être yenn jafe-jafe yi dootuñu ko am ci tali bi si am nañ kenn ku nga xamante ne moo nekk à la tête ki nga xamante ni bépp jéego bu ñuy dox rek macha allah moom moo leen koy doxal mais kooku noonu moom dama jàpp que ni boo takk dere daal dañ ko est-ce que nag Aly Diabaté dafa mel ni keroog doon waxtaanee nag dëgg la nag ni dëkk bi des fois tamit am na ku ma am lay ak ku ma am na parce que man moom bu ci waxee dama ci sawar ndax ci Jakarta man 2012 ba léegi maa ngi dawal Jakarta voilà man day fa dama naa leen sax tali bi boo leen ñu mënta may bàyyi leen ñu dem ko def leen li ngeen mais dañuy xam ne nag il faut mu ànd solidarité papier yëpp moom yàllaa ko mën a matal du nit a ko mën a matal papier des fois nit dina la bëgg a régler papier sax nga dem ba fas yéene moom mooy am dog-dog mais tali bi sonn nañ sonn boo xamante ne nit ñi mënuñoo comprendre vraiment te naa leen wax dara da ngeen di laajte fu xaalis boobu di kër ñoon di liggéey ci tali ci biir kër yi la jëm ni policiers yi di daanee seen doole di yóbbu seen i kër ñoom da nga ciy gis ku yor ñaari jabar ba ñetti jabar ci borom Jakarta yi ndeysaan dañuy liggéey te yi ñuy wax ci kaw tali bi choc yeeg yooyu du seen sago yàlla bu dikkee dikk na des fois da nga naan nit ki est-ce que moom moo ngi gis ni muy dawal non du bët mooy xool di gis xel mooy dawal des fois ngay dawal sa xel mi dem xam nga mais da ngay dawal mais kooku noonu di dawal sax yow boo ko xeebee kooku bakkan la te doomu jàmbur la aussi tey yow bu fekkee ne am nga plaisir ni kii bu ko lii dalee du ma ko jooy mais am na fukk yoo xamante ne ñu ngi toog doon ko jooy kon mi ngi noonu rek bu ñuy bañee rek ñii bëgg nañ parce que ñëpp doom lañ te yaakaar naa mi ngi noonu juguñu pour daan seen doole yi rek moo leen tax a jóg léegi ñoom seen dernier message bi nga xamante ne lancé nañ ko autorité yi mooy lan que nañu waxaat ak takk der yi parce que sonn nañ trop parce que seen Jakarta yi ñoom ñaanuñu àbbuñu lebuñu seen Jakarta yi ci la ñuy yaakaar ci la ñuy daw dépense ci la ñuy daw cotisation ak lépp mu ngi noonu voilà donc léegi nañ leen bàyyi ñu liggéey seen liggéey à part loolu tout est clic. ay ca mu ngi noonu cri de cœur bi defe naa ne merci beaucoup kontaan naa ci moom trop vraiment jaajëfalaat bu baax comme fële nooy na nooy moom Khadija borom ma société defe naa tey li ñu indi ci ma société am na solo loolu et puis répondre na ak suñu thème du jour. kontaan naa ayca dañuy enchaîner rek ak beneen rubrique très rapidement muy rubrique mode et beauté bu Jade mu daal di egg moom itam daal ñuy baaxee li nga xamante ni moom la ñu indi ci rubrique am. su baaxee rek moom tamit mu daal di egg daal ci plateau bi rek ñu xool moom it lu ñu indi tey ci rubrique mode et beauté. waa dégg lii mais ay juga
jugal jaay. waaw gis nga lii daal laa def laa ne sànni ko bàyyi. moom dafa ngi placé ba xam ne waaw man daal xewal ci bi laa dem waaye sama équipe xewal matinal bi. man noonu dama may ballage man ballage laa yuuxu. ballage laa la jox ndax dafa tàng. élèves rafet na en plus. mi ngi noonu. nee naa la mois bu nekk ak li ciy xew ak bu nekk li ciy xew. nous sommes en avance. nous sommes en avance vraiment. damay door a yeewu nag damaa xiif instant bi. waaw nga nee na xewal matinal. waaw il faut ma jël benn kii rek. waaw mi ngi jël ci noonu. croissant. waaw maa ma la croissant. waaw. saako feesu. du mun a kii dëgg la. mi ngi noonu man la xoola traiteur yaa ngi fii ci résidence ñoom bu ñu dawul du ñu daw. mais bii neex na de. waaye nag damay ragal boo lekkee ba biir bi fees rek da ngay xaw a diis li nga ñu war a baaxee yëpp ci moo dégoûté. waaye nag soo paree ma defal la nga emporté. mais dafa neex bi dafa neex. waaw. macha allah résidence. waaw est-ce que tamit bëggoon na seen bopp déet. waa xewal matinal. waaye sa noir baax na. baax na waaw Madi maa ngi lay ziar bu baax. di ziar Aliou Diabaté. sa bleu bi baax na lool def say couleur nii ah. macha allah def tendance. li nga xamante ne moom laay woote mooy Modou et Beauté. waaw di nuyu mbokk téléspectateur de Xewal TV. yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo télé bi nga xamante ni mooy Xewal TV ak émission bi nga xamante ni mooy. Xewal matinal. waaw ma demoon nag marché central Madi. fekk fa sama benn góor bu baax. mu yëngu ci mode et beauté. te xam nga temps bu nekk ak li ciy xew. at bu nekk tamit ak li nga xamante ni mooy génn tendance. ma seetu ko nag mu nekk kii Moussa. def ongle rafet macha allah am na gel am na permanent. parce que moom mbas mi. liggéey bi doxul woon noonu. mais bu ñu dindee état d'urgence bi macha allah. mi ngi ñëw temp parce que mbas bi. déggoo nee naa ko yow instant bi yéen mbas mi noo leen doon defee xef yi xam nga ak ba xam doon ngeen désinfecté kii bi kii bi lu may li ñuy téye noonu def xef si ni xam nga suñu pinceau yi xam nga parce que bëtu kii ak kii du benn léegi moom nee na dafa fragile te boo ko ba ñàkk jeex na original bon benn yoon nga koy am doo ko amaat léegi nee na ñoom dañuy désinfecté seen pince yi dañuy takk masque man déggoo nee naa ko ba xam yow ma am benn problème ci des fois nit ñëw nga posal ko mu am problème bëtam xam nga bët dafa sensible mu ne moom duñ ci nekkee ci léegi yàggul gis nga mais mosu am benn problème bët mooy nit ak ongle bi kii bi ñu ciy def col bi ni muy foore noonu mu ne nooñu moom franchement daal leen moom mosu am benn problème nee nañ pour être belle moom il faut souffrir mais nag doy na waar doy na waar mais Jade waroon nga ko laaj nag prochaine fois parce que tatouage yi yéen yi parfois nga gis ci yéen yoo xamante ne bët yu neew yi sax laay wax du ma wax yéen ñi bët yu neew yi am na ci mais xam nga moom yënguwul ci mbiru tatouage ok moom style lay def ak ongle lay def ok mais incha allah tatouage yi naa ci ñëw ci dem ci yooyu dem ci naa ci dem incha allah lii daal nañ indi ci élément di la jaajëfal bu baax a baax waaye itam li leen wax ni c'est important que ñu veiller ci loolu côté hygiène bi ak yu ci bëri daal ñu daal di ci veiller parce que comme ni ko waxee rek bët dafa nekk loo xam ne dafa fragile et que c'est des parties du corps yoo xamante ni c'est trop sensible donc lépp luñ ciy def rek nañu ci am vigilance bu baax a baax c'est important Jade di la jaajëfal bu baax a baax prochainement kontaan naa yow kontaan naa tamit ñoo la gën a kontaan yéen ñi nga xamante ne yéen ñi nga xamante ne seetaan leen jox ba leen rubrique mercredi incha allah ci yeneen moom ba leen résidence la jox daal macha allah mi ngi noonu rubrique mode et beauté la doon doon ak Jade suñu sambal waaw ngeen gis nag lu am solo loo xamante ni tey indiloon nañu ko tey ci rubrique am ci ñu duggaat ci li nga xamante ni rek moom mooy thème bi la dëgg ñu ngi doon wax ci les formes de solidarité dégg nañu ci jabaate wax par rapport ak forme de solidarité yooyu lu ci mel ni solidarité globale bi ñuy wax bi nga xamante ni dara ni dafa ñoo war ñu booloo ñun ñëpp ak nga xamante ni solidarité ciblée la tay un bailleur de fonds bi nga xamante ni dafa yore peut-être as tuut ci wërsëgam lu ko yàlla dénk te bëgg na dimbali peut-être benn sénégalais lambda bi nga xamante ni il souffre silencieusement te waxu ko mais tey dégg nañ li mu indi par rapport ak kaawu Wally Seck boobu noonu ak xale bu jigéen boobu nga xamante ni taxawu na ko ci lu am solo ci côté santé la déggee ni am ci li ma bëgg rek nga ñëw ci mooy toujours ci forme de solidarité yi parce que tey jii nii nit xam na li ko war sax te defu ko léeg-léeg nga gis nit yàlla may ko wërsëg waaye li ma ko waxee tout à l'heure il faut du ko def. du ko partagé. waaw du ko def amaana sax dina partagé mais est-ce que
partage ba muy def partage bi gën la parce que booy dimbali da ngay dimbali ki ko yeeyoo c'est important. Marie ci loolu donc dogguma la sax may ñëw rek ci Wally Seck lu mu def ci li jabaate wax Wally Seck lu mu def mooy booy xool rek sànq bi ma koy wax ci sama njëlbeenu wax ni la parfois dangay meññeekoo ci famille boo xamee li nga gis ñu koy def rek loolu la ñuy def donc ñuy ñaanal suñu papa Thione moomu nga xamante ne gis nañu àdduna bi yëpp benn wax bi lañ ko waxal li mu sekkoo ndax doomu aadama yi ci lu baax ñi nga xamante ne nekkoon nañu ay musiciens wala musiciennes yoo xamee mënuñu woon a dem moom muy def ay jéego yoo xamee bëggoon na ñooñu ñu dégg leen kon Wally fa mu basé woo faaw mu def noonu bu deful noonu yab dal ci kawam may bref rek ci foofu di daal di ñëw ba ci diwaanu Escale Ngent ma ci gis benn waay bu ñu naan Babacar Diouf ñu gën ko xam ci Ndeer kooku donc mun naa ne ci amam bari na bariwul parce que am na tey ñu ko sutlees moom pono lay jaay mais gis nga ci ponoom yooyu nga xamante ne moom lay jaay daaw rek exemple bu mbas bi amee avant daawaati jéega lépp daf ci dimbali ay doomu aadama njëkkee ko ci quartier yu mel ne Kër Maam El Hadj ba ci Escale foofu yëpp mu dëkk ak biir Thiès yeneen quartier yoo xamante ne ci li ma gëstu nee nañ ma sax nan laa def ba xam loolu parce que kooku lépp lu mu doon def daf koy def ngir yàlla te yàlla tax te nee naa la pono lay jaay yemul foofu mu daal di wutu taxi bagage yi nga xamante ne moo am léegi mu wutal ko ay quelques xale kooku bu ko neexoon bañ ne loolu am na feneen fu mu ko war a dugal mais defu ko daf ko dugal ba tey rek ci ponoom yooyu muy jaay kon kooku bu ñëpp meloon ne moom keneen ne lii lay jaay naa jël ci sama doole bi ma am ma wut fu ma ko dugal keneen ak keneen def loolu yaakaar naa dañu war a dépasser fii parce que fii booy xool ñun toujours dañu tàmm rek nguur gi mais am na loo xamante ne parce que tamit kenn ñaanul yàlla nga jur doom ju yara dal ñun nañuy bañ lu mais lu ñu wax rek waaw li nga war a apporter sa dëkk sa réew waaye non pas li la sa réew war a apporter c'est important. mi ngi noonu kooku Marie ba tey rek may nekk ci kooku waajuram nekkoon préfet fii ci diwaanu Thiès muy sëtu Arma Diouf Assane Ndiaye wayoon na leen armomi suuri Thiès ñooñu seen maam def fii lu rëy defoon fi loo xamante ne ba tey mi ngi fi ñun Thiès bi ñu dëkk parce que fi lañ dëkk donc man fii laay wax rawatina ci suñuy quartier muy quartier bu mel ne Taaxi Kaw fu ma juddoo Kër Maam El Hadj Kër Cheikh quartier yi nekk foofu yëpp Medina Fall ak Kawsara yëpp tey bu njëkk ba comme man quartier bi ma màggee da ngay gis ñun kër gi nga dëkk kër ba mu taxaloon yow sa maama am na doom boo xamee turandoo am na foofu loolu mag yi lu baax lu ñu daan def loolu amatul léegi koo taxalool kër parce que ñoom bu njëkk ba da ngay dëkk boo dëkkee nga daggal sa dëkkandoo maîtriser wu ma ko ci domaine boobu comme social bi dañ koy gën a yaatal il faut ma ñëwaat ci donc ñoom kër goo dugg aali am nga fa turandoo comme boo duggee exemple kër bu ñu naan njóobeen nga dugg kër ba mu taxalool ñu naan bàyyeen di nga gis kilifa gu dëkk fee waaw di nga gis kilifa bu dëkk fee am turandoo fii nga gis tamit fii mu am turandoo loolu ñoom dañu boole woon boole boobu nag la ñu war a defaat ci njaboot bi parce que bu ñu boolee rek lépp dina baax en plus ngay wax ni toujours rek comme li ko sama waajur bu jigéen di waxee ku jiitu rakk yi nañ ci topp parce que loolu boo ko defee rek après lu baax li day continuer mais boo bëggee jël ki nga xamante ne amul fekk moo mag nga jël ko pousse ko yooyu yëpp dafay nekk yoo xamante ne day continuer te loolu nañ ko jiima rek lee dès maintenant parce que Sénégal day gën a bomb day gën a metti waaw dafa tudd koo xamante ne koo xamante ne du def lu ma yëgul du Babacar Diouf waaw ñoo bokk groupe yi mag muy Fier Thiessois dëgg la fierté Thiessois yëpp ci nekk li ngay wax ni lépp lu mu dugal dama koy gis parce que da koy dugal ci groupe dëgg la du bàyyi mukk même ba ci tali bi sax daka daan def da jël alala defar tali defar ay piétons bu nit ñi di jàll dëgg la di dem au fin fond ci Thiès di ci def même ba ci wàllu mbalit mi solidarité rek la xam dama ko xam ba ci barki dem maa ngi woon këram dëgg la même motocyclette yooyu nga wax daf ko jënd lu mat 5 jox ay nit ñuy dawal laaju leen ci lu bëri dara dundal leen seen bopp vraiment ngeen jàppale seen waa kër di ko ñaanal yàlla mu doon fii bu mag ci Thiès vraiment yéene naa ko
kooku day def solidarité ciblée ay nit. dëgg la. en plus bokk ci solidarité globale dafa boole ñaari casquette. moom ci jëm boppam. te boolewul dara ki wax. ba pare dafa enraciné wu il est trop enraciné. booy loo wax ci Thiès xam na ko. dëgg la ci maam ñeeg ci ñëpp ak yooyu. wala mais suñu émission bëgg naa ci ñu dem ba ci moom jël ci benn genre interview dina la jëlal ci racine nit ñi lu tax ñu war a baax lu tax ñu war a solidaire. ayca loolu dinañ ci yaatal incha allah rabbi ci yeneen yi jotaay waaye Ali Diabaté ñu xuus bu baax ci li nga xamante ni moom mooy solidarité mutuelle la. bon mutuelle bi day doon ba léegi ci global la nekk bon c'est mutuel surtout jamono ji ñu nekk muy jamono yu mbas mi. il est normal que ñu def solidarité bi nga xam te ni c'est global et mutuel parce que avant que Covid bi di commencé dama ne woon Sénégal ñoo ngi dugg dinaa ko waxalaat ko. ñoo ngi dugg si loo xam ne xamuñu ko te mosuñu koo gis. te loolu buñ ci paree ñu bëri dina répercuté wu ci ñoom. famine dina fi am. commencé na si chômage dina fi am. passé ci manifestation yi passé. manifestation yi te xoolal li ma la wax famille bi gis nga nit ñi yeneen yi. ba ñu demee di tëb di dal di dem di kii ak yooyu fan lañ saccage demuñu Sénégal demuñu fenn fi lekk yi nekk kese lañ dem. loolu mooy xiif nañu. tëj ngeen ñu ba ñu xiif. ñu jóge ci foofu chômage bi taux de chômage bi keroog ànd moom ko doon wax ci benn kii emploi des jeunes. plus de ñaari junni nit jeunes. ñàkk nañ ci seen liggéey. il est temps que tamit solidarité bi. moo taxit il est temps que ñu dimbalante ci suñu biir. ba pare tamit bu ñuy yàq ñuy bañ a yàq loo xamante ne foofu la ñuy liggéeyee. xam ne saccagé nañ ko nañu xam ni ay doomu sénégalais comme ñoom ñoo fa nekk tey jii nii xëyatuñu te ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo demoon di saccagé yooyu structure est-ce que seen objectif atteindre nañ ko parce que te tabaxee ko kooku c'est un homme d'affaires boo xamante ni il est dans le milieu des affaires tey fu mu jaar fu mu dugg ba suqaliwaat entreprise am jaaxalu ko mais est-ce que tey yow la Sénégalais lambda bi nekkoon ci biir entreprise boobu doon daan dooleem doon ci teral boppam doon ci sagal boppam ak jabootam tey est-ce que looloo ko ndax est-ce que moom loolu ñàkkul place am définitivement loolu aussi c'est important ñu bàyyi ci xel yu mel noonu. non je dirais pas que dina ci ñàkk liggéeyam xam nga tubaab xamul ay affaire yaa ma neex ak neex ma na moom kii na. bu la ko defee jël tubaab ñoom je pense que ñeneen ñi sax ñoon commencé waat liggéey ñu ñàkkoon seen liggéey yëpp parce que danaan générer des millions man bu ndaw bi dama mënoon wax ne plus de 11 millions et quelques damay bañ sax wax ci chiffres yi. xam nga bu mag bi plus de 30 et quelques millions la doon générer. damay bañ a wax sax ñu naan ñun léegi lu tax muy wax. waaw du ma ne lu ndaw loolu lu bëri kii la mais lépp lu mu daan générer ci dëkk bi la daan dugal. ci dëkk bi ku jël plus de 1000 et quelques employés. c'est trop. dëgg la ban nit à part Youssou Ndour. mais Ali Diabaté xam nga dafa am loo xamante ni ku mel ni le feu Nelson Mandela dafa doon xeex apartheid bi muy discrimination bi su may wax ni que des fois. est-ce que yow mënoo impacter le Sénégalais lambda bi nekkoon ci entreprise boobu noonu tey ci côté liggéeyam xam nga discrimination commencé na ci bi nga rombee les entreprises sénégalaises nga ñëw ba ci une entreprise boo xamante ni c'est une entreprise française nga saccagé ko déjà gis nañ lecture bi nga xam ne moom la ci français yi am donc dafa mel ni dañu nar a andiwaat yi nga xamante ni non discrimination xam nga Covid bi daa tax ñëpp yeewu. toujours sa kër di xam li xew ci àdduna bi ñi dañ doon connecté wu rek. man rek dama ne woon at mii moo ci lay at mi nga xamante ni dara leer Sénégal yëpp dañuy def Sénégal tubaab bi ni ñu nootee woon dafa ëpp ñu nootoon de trop entreprise bu ne boo tudd tubaab bee ko moom. mais nag xam ne ni tubaab bi turu entreprise bi rek la moom moomul entreprise bi sénégalais bi moom entreprise. waaye ñu des ba tey ci thème bi ci solidarité bi nit ñi dimbalante bi ñu war a dimbalante seen biir parce que loolu bokkul ci dimbali sa morom nag. mais du foofu laa bëgg a ñëwee. ak ñi nga xamante ni moom entreprise bi. c'est un sénégalais te kooku il est solidaire ki dem ba tijji entreprise def ci des milliards woo ay jeunes ñu ñëw kan moo ko gën a solidaire. je pouvais être comme lui jël sama xaalis di lekk rek di dem Dubaï di dem fépp ak yooyu noonu moom il a ciblé une population di leen jàppale.
mais loolu aussi tamit nit ki bu solidaire ci yow tu vas lui rendre la monnaie il faut rendre à César ce qui appartient à César. c'est important wax naa ko thème bi ni ñu ci mën a waxtaanee bari la moo tax rek duñ ko mën a tënk ci benn plateau dañ koy def ak ñaari pàcc tey jii gis ngeen ñaari points yi nga xamante ni fas yéene nañ ko waxtaan mooy waaw li nga xamante ni moom mooy les formes de solidarité ci la ñuy des rek ba prochainement ñu eggale leneen li ci des rek waaye dañuy sans plus tarder rek ñu dugal li nga xam ne moom mooy rubrique bu tali bi bu Babacar Keita kon mu egsi rek ci plateau bi daal di ñuy baaxee li ñu jëlee ci tali bi tey. waaw asalaamaaleykum mbokki téléspectateur Xeweul TV di nuyu mbokki téléspectateur tamit Xeweul matinal vraiment di leen bëggee di rafetlu bu baax seen plateau bi macha allah. waaw di leen waaw macha allah tali bi moom mën nañ bëri na yee jafe-jafe trop. vraiment parce que tali bi bëri na tali yoo xam ne presque lu bëri dafa yàqu. lu bëri yàqu na aussi tableau signalisation yi tamit gisatuñ ko fenn. parce que tali bi maanaam li ñu ci war a réparé waat dafa bëri. parce que macha allah tamit comme ni ngeen expliqué soo xoolee accident yi bëri na du trop. dinaa dugg tamit ci wàllu solidarité boobu noonu. parce que solidarité nekkul yëkkati sa xaalis di dimbali nit. wala jënd ceeb di dimbali nit. solidarité day dem ba ci kaw tali bi. parce que solidarité su yegsee ba ci tali bi parce que nit war na mën a génn boo xam sa baaxul. yow mi jàkkaarloo moom nga war a mën a teggi sa tànk may ko mu génn. parce que loolu yëpp solidarité parce que solidarité dafa vague. branche bu nekk mën nga cee leer. parce que loolu suñ ko doon def lu bëri bëri rek gëm naa ne accident yu bëri dina wàññeeku. mais vraiment dañuy gis accident yi dañuy bëri. comme sama jigéen Khadija ni mu ko waxee léegi nii. sama mbokku Jakarta yi aussi tamit ay jeunes lañu. ab réew jeunesse moo koy yor. kenn ku ci nekk war ngaa xam yow ki nga doon. àdduna fi nga toll tànga yoo xamu ki nga doon rek mënoo xam yow yaa effectivement loolu moo manqué ci réew mi ku nekk rek soo toogoon di étudier sa bopp lu bëri bëri dina wàññeeku voilà lu bëri dina wàññeeku ci jamono jii di ko nit di def mais defe naa c'est important et duñ ci commenté dañuy bàyyi rek téléspectateurs yi daal ci def seen propre commentaire waaw gis naa ñu may ruube noonu ci ginnaaw mais c'est pas méchant on gère Babacar Keita di la jaajëfal bu baax a baax ci rubrique tali bi. Aïcha dañuy enchaîner rek ak partie sensibilisation bi nga xamante ni moom moo war a tëj plateau bi ak Pape Mbaye mu daal di egsi rek Aïcha. mais Marie. ci rubrique tali bi. Aliou Diabaté loolu dama leen koy ñaantay rek parce que li ñu dese ci temps bariwul Pape sax dinañu gaañ parce que xam nga moom dafa daf ci am wàllu am solo muy sensibilisation xam nga te lekk na ñu bëri ci temps xam naa loolu moom dañu koy daal di waaw dañu koy jéggal moom suñu nit la déggee doo lay bàyyi rek nga décortiquer gis nga. waaw Pape li nga def nii giri la lii giri la wala lan la. parce que xam naa ne li waykat bi naan yaa ngi may gaañ xaw ma man daal xam naa ne yaa ngi gaañ plateau bi macha allah fi nga génn am na solo. nga ñëw rek ci li nga ci sensibilisation. waaw avant tout damay nuyu waa plateau bi yëpp. nuyu ay sama waay. nuyu sama baax yi maa ngi koy masawu nag ci dese bi ñu am. dëgg la. nga jàll ñun ñëpp. Kili Mbaye ma yàlla ko yàlla yërëm. waaw ñun ñëpp ñu xool ensemble. waaw di nuyu waa Xeweul TV waa Xeweul matinal ñëpp ñu ngi leen di siyaar di leen bu baax a baax. dañu xam ne émission bi nice na macha allah. macha allah waaw ci domaine bi ñu dugg nag ñu domaine sensibilisation. sensibilisation bi apport la rek. ci plateau mais. solidarité parce que li presque wax nañu lépp. waaw solidarité li ñu njëkkee ci mooy mbaax. boo baaxee rek di nga bàyyi xel sa morom. dëgg la ci cadre sa morom la maanaam li nga yéene sa bopp. nga yéene ko sa morom. bu ñëpp doxalee noonu rek société bi avancement mun naa am ci boole. parce que daal xam ne kenn mënul lekk wërsëg. waaw kenn mënul lekk sa wërsëgu morom. te xam nga société bi solidarité boo ko bëggee waxtaanee. domaine yëpp la fépp la. dëgg la dafa marché bi hôpital bi école bi. xam nga
immigration foo mënti nekk ci àdduna rek yow nit bi yaa war a am sens le sens du partage solidaire di jàppale sa morom même ngay dox ci kaw tali bi gis nit kuy jéggi sax xale nga xam ni kii xale la moomin la xamul dara bul bàyyi ko nii rek ne garaawul xale la na ko gérer bopp war nga mën a ñëw jàpp ko jéggil ko lépp ci solidarité la bokk solidarité buñ koy wax tamit ñi am ñoom lañ ci gën a ciblé boo amee lu ne lu bari am lu ne gàññ yàlla bu la mayee kopp loolu mën naa yem ci yow mais bu la mayee ay citerne war ngaa xam ne loolu dañ laa séddale loolu mën a téye sa am-am jariñoo ko ba mu jeex tàkk ci say loxo ñaane sa ndono loolu ñaaw sa deewee day ñaaw li nga am génne ko bul xeex li nga am génne ko jox ci jàppaleel booloo mi ñëpp ci lañ bokk loolu mooy tax solidarité bi mën a dem fu nekk di ci sa bopp société bi mën a avancé am na solo Pambay comme temps bi xooj nañu rek ñu bàyyi la nga joxe sa dernier mot tàggatoo ba beneen incha allah rek comme thème bi jeexagul daañu gën a yaatalaat ci sensibilisation ci côté solidarité. waaw di sant rek di gërëm parce que Xeweul TV moom ku ne xam na ni moom moo fi ne waaw kenn jaayu ñu waaw moom waaye ku ne xam na ni ñu ngi liggéey li ñu war a def ñu ngi koy def ci yoon ngeen di ñaanal rek yàlla yokk leen ay xéwal. amiin Xeweul matinal nekk émission bu ñëpp ràññee. incha allah ay jeunesse bu am doole ñoo ci nekk. am ci ay yéene ñoo ci nekk. dinaa am nag benn waay bu ma gërëm muy Xaadim Samb. ay cër vision plus groupe Xaadim Samb. waaw ñu koy woo sax ñu koy woo ci Xeweul matinal kooku wax ak moom ba pare moom incha allah waaw rabbi dina contacter madame Diouf dina indi apport am. incha allah mais dafa solidaire. c'est solidarité. damaa yàgg a toog fekkee muy defal nit ñi ay gestes yoo xam ne du la sax xam. macha allah dinañ baaroo lu teral ku mu xamul. dëgg la moom ñu am lu koy génn di ko bokk ak doomu aadama yi. borom Jalibatu Maraaxi. kon nag vraiment. ñu ngi leen sant di leen gërëm. di leen remercier à la prochaine incha allah rabbi. macha allah bu baax a baax moom Pambay borom sensibilisation. Ali Diabaté comme temps bi xooj nañu rek. dernier mot thème bi jeexagul. dañuy nuyu waa plateau bi dañuy nuyu bu baax suñu équipe technique bi. les hommes de l'ombre. suñ ci jógee foofu nuyu sama plateau dama leen di njukkal parce que li may ñaan mooy yàlla ñu yàlla may jàmm salaam di ziar famille bi Bambara famille Madoki Ndiaye ak famille Girital Mbaye xam naa ne kiis beeg yenn bi métti na loolu jamono ji parce que nit ku mag moo fi jógee boo xamante ni 2 dernières années yi fi jógee da doon dajalewaat nit ñi wallaahi dafa mel ne dafa doon tàggoo fu ne daan dugg defar di kii ak yooyu noonu reetaan bu yaa ngi beeg yooyu macha allah yàlla na fi pee àjjana dama naan man dafa am lu wàññeeku ci man de trop du ma leen ko nëbb dafa am lu wàññeeku ci man de trop. yëg nañ ko waaye yal na la yàlla may xol bu ñu rek. amiin amiin mënuñu ci dara. kon Ali Diabaté ba suñu beneen plateau rek incha allah. ñi solal ñoo ngi leen di ziar Kunta borom Diassa. ci Bada Yacine ak borom kaw gi Yaya Fichène sama rakk ji. macha allah di ziar ñeneen ñëpp. macha allah ay mi ngi noonu am na solo lan dëgg lay. dëgg la rek comme ni ko Diabaté waxee rek nee naa la li ñu waroon waxtaan yëpp xaju fi temps bi xoj nañu. donc rek ñuy dem ba diwaanu Dakar ku mel ne Ndongo Ndiaye ministre conseiller bu fédération bu njëkk ba donc kooku tamit ci wàllum ndimbal la doon dox ci doomu aadama yi ma koy profité di ko ziar bu baax a baax ak soxnaam Adja Diouf donc di ziar aussi waa régie di ziar aussi waa Xeweul TV ñëpp nga xamante ne nee naa la ñun ci li ñuy waxtaan ñun loolu lañ def Xeweul TV ku fa ñëw yàq sa morom yéen a bokk ndey ak baay di rafetal ñëpp di ziar ñëpp rek di sargal rek di leen wax rek rendez-vous beneen yoon incha allah. incha allah mi ngi noonu Xeweul matinal la doon avec l'équipe dynamique équipe bu bëggante équipe bi nga xamante ni vraiment lépp lu ñuy def rek dañ koy dawal ci professionnalisme di leen gërëm di leen jaajëfal Lat Degen Mbaye Ali Diabaté ñoom ñi nga xam ne ñoo ma doon gunge ci plateau bi waaye itam Pambay borom sensibilisation du ma fàtte ñi nga xamante ni ñoo fi jaaroon ak rubrique yu am solo lu ci mel ne rek sama rakki bopp di DJ Prince Thiatou Aminata Dieye boobu nga xamante ne man moom laa gëm ak ki nga xam ne mooy Babacar Keita rubrique tali bi indi ñu ci lu am solo waaye itam Khadija ma société gis nañ li ñu fi baaxee ci lu am solo lu ñu fàtte aussi suñu sambal bi muy Jade borom mode et beauté waaye tamit sama doomu bopp nag ki nga xam ne moom laa wóolu ci info yi nga xam ne daf ma koy baaxee muy wér loolu te wóor di Thierno Ababacar Aaj di leen jaajëfal yéen les hommes de l'ombre tey nag dinaa leen tudd waaw ndax yàgg nee na ma dee ñu tudd
waaw liggéey bi yéen la job bi yéen la kon nag yàgg saw mi ngi noonu jox teg naa ko sa loxo rek nga séddaleen ma ko foofu jaajëf gi di leen wax dig daje ñi ngi may ruube nag. mais monsieur Diakhaté may ko ci dara mais monsieur Diakhaté. non moo ma njëkk a ruube ñu daal di tëj rek di leen wax beneen plateau jaay ngeen jëf.